man la Cheikh Gueye, je suis le responsable des jeunes ci jeunesse Rewmi Thiès. Donc li sababoon ndaje bi d'abord bala ñu ciy dugg dinañ féliciter mais également remercier suñu gaynde yi nga xam ne tey yàlla def na ginnaaw Coupe d'Afrique bii nga xam moom lañ mujjee amal ñu ndam lu am solo loo xam ne mbégte la ci képp kuy sénégalais. Mais également di féliciter le président de la République Macky Sall ci à travers lui ñuy féliciter tout le peuple sénégalais ci ndam loolu di ñaan mu nekk luy sax incha allahu rabbi. Du ñu tàmbali nag suñu point de presse bi te du ñu gërëm askanu Thiès ci seen taxawaay ci suñu wet durant toute la campagne électorale fépp fu ñu jaar génn nañu accueillir ñu recevoir ñu dalal ñu wan ñi ni seen yéene ak seen cofeel ci ñun donc mënuñu sori te duñ leen gërëm ndax ñun ñëpp benn famille la te ki nga xam ne moo ñu bokk njabootu muy le président Idriss Seck patrimoine la moom boo xam ne Thiès ñëpp a ko bokk. Li waral point de presse tey bi nag mooy d'abord def benn bilan ci élection locale yi ñu génn nga xam ne nekkoon na élection yoo xam ni ñun demoon nañ ci ànd ci yeneen coalition yàlla def coalition Yewwi Askan Wi génn ci jiite ñetti communes yëpp ak ville bi ñu leen ci félicité bu baax a baax mais tey su parti Rewmi ñàkk tey communes yooyu laaj na ñun ñu waxtaan ci suñ biir waxante dëgg te loolu dinañ ci xuus xamle ni li gën a yokk tey ñu ñàkk Thiès bokk na ci campagne de diabolisation bi nga xam ay nit jóg nañ di dugal ci xelu nit ñi ni coalition Benno Bokk Yaakaar mooy coalition bi nga xam bu ngay leen wotelee kat dañuy dooleel mbirum ngóor jigéen fii ci dëkk bi muy loo xam ne ñun xool nañ ko xool xamuñu lu ñuy nuróol ndax boo seetloo fii ci Sénégal suñu justice réglé na problème boobu ba pare ba tax na tey képp koo xam ne def nga ko fii am na loo xam mu ngi lay xaar ci ay sanctions donc ñu indiwaat ko ci période boo xam ñu ngi dëgmal juste ay élections locales jàpp na ni loolu bokk na ci li tax tey jii Ceesuwaay yu bari voté sans ñu xool wala ñu xëy na ñu jéem a xàmmee lii ñuy wax lan mooy sabab bi d'abord. Bokk na ci li ñu ñàkkaloo aussi ci suñu biir bari na ci ay liste parallèle yooyu nag bokk na ci comme ñi nga xam ne ñu bokk ci mouvance présidentielle bi comme le Rewmi comme dans l'APR ñoo xam ni créé nañ seen liste bopp dem. te li may wax boo seetloo pratiquement 14 listes yi fi nekkoon yëpp di laaj 9 yëpp ñu ngi doon réclamer de la mouvance présidentielle kenn si ñoom rek bu jóge woon rek fekk si coalition Benno Bokk Yaakaar bii rek mën naa ni waa Yewwi du ñu seen waxuma la ñeneen ñi ci des. Loolu nag li ñu war a jàngal mooy d'abord ñun ànd bi dafa war a nekk lu dëggu ci suñuy xol ñu xam ni ñaari mag ñaari kilifa yu am yéene ci Sénégal ñoo ànd njaboote ñu. te kenn ku ci ne yaakaar naa ni cër bi nga xam ne am nga ko ci réew mi may na la njaboot gi nga am ñu déggal la ba topp la ci ànd boobu ñu ànd mu nekk lu dëggu fii à Thiès. Am na ñu ko gëm nag ànd ci liggéey bu am solo bañ am résultat yi ñu am mais am na si ñoo xam ni def nañ ci yoo xam ni mën naa ni à la limite boo ko dee seet nuroo naa ku doon saboté te loolu du woon seen wàll ndax ñu ci bari ñooñu tey bu amee ay cër ba nit ñi ràññee leen c'est grâce au président Macky Sall wala président Idrissa Seck kon waroon nañ leen a fayee leneen lu dul di saboter ay élection dugg ci nit ñi di nasaxal seeni xel wala di créer yeneen liste yoo xam day indi ay jalti ci liggéey ci suñu ngañaay. Loolu nag lim ñuy jàngal mooy ñun ndaw ñi waruñu toog rek croiser les bras ndax ñii ñu wuti ci boppi maire yi suñu moroom lañ donc ñun ñoo war a jóg porter le combat dinañ jóg nag sol suñu dàll seeti ñi nga xam ne dañoo mer toog dinañ leen seeti. Ñi nga xam ne aussi xëy na am na lu leen gàllankooroon ba ñëw dina leen seeti waxtaan ak ñoom remobiliser waat troupe bi yëpp ñu ànd waajal li nga xam mooy réinscription yi jëmaat ci wàllum primo votant yi suñu rakk yi ñu fexe ba inscrire leen massivement mais waajal suñu bopp te xam ni mën nañu ñàkk un combat mais ñàkkuñu guerre bi te fii ñu toll nii bataille bi ñun ndaw ñi ñun ñoo ko war a porter ba tax na ci la ñu interpeller le parti mu renforcer davantage la jeunesse en termes de responsabilité parce que nag nous sommes dans un parti boo xam ni jot na ñuy gën a bàyyi xel ndaw ñi ndax yaakaar naa ni jeunesse bu toll ne jeunesse su parti Rewmi ñëpp amoon nañu envie amoon jeunesse bu mel noonu ñun nag comprendre nañ suñu président Idrissa Seck xam nañ li ko tax a jóg même su fekkee nit ñi dañ koy critiquer ci ay prise de position moom day jiital toujours intérêt vital population bi ba tax na day dem ba sori nit ñi du door a comprendre ñun nag du ñu tay ci di ànd ak moom ca loolu ba tax na bu fekkee dafa am mag ñoo xam dañoo toqi wala xëy na gëmatuñ ko nañ ñu bàyyi ñun ndaw ñi gëm ànd ak moom ñun gunge ko ci projet bi mu am mu ànd koog le frère président Macky Sall
parce que gëm nañ li defar Sénégal ci seen loxo la nekk ñoom ñaar te ñoom xam nañ loolu ñun tamit on est conscient de ça mais il faut que le parti en retour aussi ou bien la coalition ñu gën a kàttanal ndaw ñi gën leen a responsabiliser ba nga xam ni ñoom dinañ mën a reconquériraat suñu institution yi nga xam tey jii par accident dafa dugg ci yeneen i loxo te jàpp naa ne ñooñu yéene nañ leen ndam gaa waaye liñ jot a waneegul ci fan yu mujj yii xel xaw na tey ndax yaakaar naa ne ku ñuy fal pour yow nga war a jëriñ sa askan demagoo fenn di laaj lan la ab conseiller war a am comme solde wala salaire jàpp naa ni li la tax a jóg yow du d'abord liggéeyal askan wi mais am na looy wut pour loo def ci sa poche. li ci des nag ñu koy bàyyi xel mooy ndaw ñi am nañu rôle pour defaraat seen parti ndaw ñi am nañu rôle pour sécuriser suñu parti mais aussi am nañu rôle war nañoo am ay rôle yu am solo ay ndomba tànk yoo xam dañ leen koy dénk non seulement ci parti bi mais dénk leen ko ci pexe yoo xam tey jii mën nañ ci sukkandiku ngir mën a doxal seen politique à la base parce que nag foofu lañ toll te yaakaar naa ni loolu farata la ci liggéey bi ñu toll nii di réitérer waat nag suñu engagement ak suñu fidélité ci suñu ancrage ci la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi suñuy njiit muy le président Macky Sall ak le président Idrissa Seck di leen xamal ni ils peuvent toujours compter sur la jeunesse pour nag yeneen yi nga xam ne mu ngi ci suñu kanam ñi di ko dëgmal te lépp lu mu laaj ñun noppi nañ ngir def ko ci ngir li nga xam ni moom la ñuy xaar ci ñu mën koo joxe di féliciter nag tous les jeunes sans exception ñëpp ñi nga xam ne dugaloon nañ seen loxo ci campagne bi di leen encourager di leen wax ni rek ñun suñu rôle mooy comme li ñuy wax fer de lance ñun dinañ ko jouer di xamal aussi ñi nga xam ni mooy suñu kilifa yi ñu bokkal parti bi ñu gën a jógaat waajalaat suñu bopp parce que Sénégal dafa soxla tey ji suñu taxawaay Sénégal dafa soxla suñu déggoo Sénégal dafa soxla suñu ànd ak le président Macky Sall quand le président Idrissa Seck di doon wax fii ni réew yi Afrique yi seen jàmm dëgëragul te bu ñu deful ndànk liñ naan mbir mi mën na wàll yan ba dugg suñu biir dëkk coup d'état yu bari yi xew ci Afrique tey ji xewagu fi woon tey bërki démb ñu ngi dégg Guinée Bissau yàlla dimbal nañ ñun Sénégal boobaak léegi ak dégg rek lañ ciy am loolu taxawaay bi mu ci taxaw am na ci solo donc war nañ ko ci féliciter te di bàyyi xel ay position yi muy jël te bañ a topp rek euphorie bi parce que liñ naan il faut savoir distinguer la bonne graine et l'ivraie wax ji mu ngi bari trop mais nañuy xool ku ci nekk wax ji génn sa gémmiñ après fekk ay at ci kanam liy xew ñu ciy bàyyi xel bala ñuy juum ci yenn choix yi parce que nag réew mi fi ne nii waxandoo gi bari na lool mais jàpp naa ni am na ñoo xam bu ñu àddoo ba wax bu leen ko nangul tey dinañ leen nangul suba ni lii ñu wax kat waxoon nañ ko di waxoon nañ ko ñun na bala ñoo àgg ci ñu naan waxoon nañ ko ñun dañuy ñëw fexe ba lépp lu mu jàpp ni mën na nekk lu indi fitna mu bëgg koo xeex ñu ànd ak moom xeex la ko mu jóge fi lépp loo xam ne war naa indi njariñ ñu ànd ceeg moom xëcc ko biir Sénégal gën a mën a jëm ci kanam di gërëmaan ñëpp di leen sant jërë ngeen jëf